benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi bisimila dal leen jàmm ci xibaaru di ko bëccëg gi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sénégal ñàkk doomam ñàkk itam jàmbaar ju mag presse bi ñëpp sëngeem président Sidi Lamine Niass bi jiite groupe Walfadjri moo génn àddina tey ji ci suba ci Ndakaaru la wuy ji boromam gannaaw jàngoro fële ca bërëbu fajukaay ba moom Sidi Lamine Niass nekkoon doomi soxna doon xeexal lu jëm ci wàllum diine xeex itam lu jëm ci wàllum démocratie am taxawaay bu rafet rawatina taskatu xabaar yi fii ci Sénégal ñu bëri ñu ñuy gis ca daaraam di Walfadjri falan jaar daañu doxantu ca makkaanam di Sacré-Cœur dem itam ca Léona Niassène nga mu fekk baax ci diwaanu Saloum Sidi Lamine Niass itam nataal bi daañ ci ànd ak Aïssatou Paye beneen ponk mbokk yi mu jëm ci garab yi baaxu loolee doon ci tudd ca mbiram Touba Belel tuatekaay ba ca njaareem daan na baara silla juróom-ñaari ati kaso mu boole kook ñaari million kële di Amadou Wuri Diallo moom dina tëdd juróomi ati kaso moom it nekk noonu ñaari million ñeenti millions yooyu bu nu ko boolee trésor public lañ koy jox du tee itam ñoom ñaar dinañu joxe war lu toll ci ñaari téeméeri ay million ci partie civile yi daañu dem ci diwaanu njaareem fekki fa kañu toogal ca Bawol ak di ko wax di Babacar Diouf beneen ponk mbokk yi ca Ndar géej la ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum napp gi ma nga woon ca diwaanu Ndar ngir nag jaale wala bokk jébbal njaalum président Macky Sall njabootuk ña faatu ca bël ba amoon foofee ca diwaanu Ndar géej Omar Gueye di fàttali rek dogal yi nga xam ne ñoom fas yéene nañ ko cee jël ngir indi ci ay saafara beneen ponk mbokk yi lu jëm nag ci wote budget mu aju nag ki ministère bi ñu dénk wàllu mine ak géologie ñu ne dañ caa wàññi ci koppar teq nañ ca juróom fukki million ak juróom benn lu ci mën a am jëwriñ bi ne nag lu jëm ci wàllum or bi fii ci Sénégal jafe-jafe amu ca bu weesoo ñi nga xam ne noonu lañ ko doon waxee li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye lay doon ngeen taaxee lu ñëw léegi faram ci lu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias jaale Sénégal jaale àdduna jaale presse bi Sidi Lamine Niass mi jiite woon groupe Walfadjri moo xëy génn àddina Sidi Lamine Niass ku ko dégg taxawaayam ci ëttu tas xibaar yi rawatina la mu def ca Walfadjri ak itam ñi jaar ci ay loxoom tey ñu ay kàngam nekk ci yeneen bërëb Sidi Lamine Niass itam doomi soxna la bu xeexal l'islam fekk baax fële ca Léona Niassène ndax way juróom bu góor foofee la bokk moom Sidi Lamine Niass nag fii ci Sacré-Cœur la dëkkoon Mame Biram Diouf moom lañ fa xëy yebal Mame Biram maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou. di la masa wuuti si nu bokk di la bàyyi nga wax ñu foofee ca Sacré-Cœur askan wa naka la yeewoo ak njaboot gi. jërëjëf soxna Fatou jàll ko ñëpp ni nga ko waxee rek moom Sidi Lamine Niass PDG bu groupe Walfadjri kon gannaaw nelawam kër ga tey jaaroon fa sànq ci kon suba si nga gis ne. rek dayoom maanaam màggaay ci lu baax la mu jot a liggéey mandarga ga rek mooy kilifa ak nit ñu baax ñi nga xam ne ñëw nañ fa teg fa tànk ngir kon joxe seen jaal boo xoolee ak ñu dëkk foofe dëkkandoo yi xarit am di jàmm soppe teew foofu rek kon ngir jege njaboot ga ci tiis ga nga xam ne nii ñoom moom lañ nekkee waaye bokk ak ñoom feddali seen coloré ak lépp lu rafet loo xam ne nii moom lañ seqoon ak Sidi Lamine Niass ndax it wax nga ko bu weesoo média bi moom it doomu soxna la waaye it Sidi Lamine Niass xam-xamam yaatuwal lool ci lu bari doon ko àggee askan wi moo xam ci groupe am waaye ci yeneen jotaay waxtaan yoo xam ne nii Fati lu ñuy fàttaliku la waaye di des loo xam ni te mën nañ ko jàngal xale yi ak ëllëg ñi nga xam ne ni dañuy ñëw kon foofee mbooleem dañ fa dajel kon rek bokk seede bi ci wax yu rafet bañ fa jógee it doxantu nañ ca groupe Walfadjri nekk foofee kon nga xam ne rek moo laal Castor ak it taxawaayu groupe bi li ko jiitu sax mu doon ñëw foofee ci Sacré-Cœur foofee ñu nekkoon foofee lu groupe bi njëkkoon nekk waaye 2007 2008 kon changé la nga xam ne kon mooy locaux yi ba ñu demee nag fekk nañu liggéeykat yi soxna Fatou yi ñu nekk ci débat yi waxtaan émission yi comme xëyu tas këru tas xatuwaay yu bëri ñu xëyee defee ko comme ñun foofee ci groupe Futurs Médias jagleel ko waxtaan ci nit ki yaatuwaayam liggéey yu mu def jot fa taataan ay kaddu ka nga xam mooy Moustapha Diop doon coordonnateur rédaction rajo bi ak télé bi la mu wax rek mooy tey hommage ga nga xam ni moom la ñu war a rendre kii di Sidi Lamine Niass muy ab hommage ngir mu doon lu muy mérito mooy rek groupe bi di exister
di nekk waaye it ñoom liggéeykat yi dañ leen war ci ay défis ñu war a relever muy kon groupe Walfadjri di jekk rek askan wi buntu groupe ba it mbooloo mu takku faat yi teew nañu fa ay soppe am di jàmm ñoom it rek di mettitlu demu Sidy Lamine Niass waaye ñaan nañ ko ngir kon fu woyof si kawam suñu borom xare ko àjjana. Sidy Lamine Niass yàlla bu yaakaar tas ci moom taxawaayam ci presse bi niñ ko waxee kenn dootu ko naatable waaye itam Sidy Lamine Niass nekk doom soxna wax nañ leen ko sànq tey ji ci suba la xëy wuy ji boromam ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñett Léona Niassène la fekk baax dañuy dem ci diwaanu Saloum fekk fa kuñ naan Ibrahima Jàmme Ibrahima yow it li ñu wax maam Biram Diouf lañ lay wax di la massawu ci lu nu bokk kàngam la woon ci presse bi ku dégg nag loolu ñuy dégg ci suuf alxuraan ji itam ñu xam ne ñëpp ko jooy Ibrahima Jàmme maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo Fatim. mën ngaa dellu siwaat itam ci xew-xew bu tiis bi ak foofee ca Léona Niassène ak tey nga xam ne tiis wi ñoom la ñëpp yeewoo Léona Niassène xëy sa ngéem. voilà donc ni nga ko waxee noonu la amee tiis bu rëy la ñu yeewoo fi nga xamante ne rawatina Léona Niassène ci kër xalif bu Léona Niassène doon jël ki nga xam ne moom mooy porte parole bi mu ñëwaat rek ci li nga xam ne moom mooy qualité kii di Sidy Lamine Niass ñu ne en tout cas ku amoon xam-xam la ñu perte njabootu Léona Niassène ñoo ñàkk tey jile mu doon nag lu nga xamante ne métti na leen trop boo seetloo nit ñaa ngi ñëw ci biir kër xalif bi di jaale njaboot bi di jaale ñëpp donc mu doon tamit loo xamante ne presse bi muy waa Walfadjri parce que xam wax nga ko sànq Sidy Lamine Niass dafa doon koo xamante ne ci wàllu diine bi da ci doon yëngu ci wàllu presse bi da ci doon yëngu tamit ba tax na defoon na ay antenne décentralisée yu bëri rawatina bu mel ni Kaolack rek Walfadjri Kaolack donc gis nga ne def na fi antenne boo xamante ne ay journalistes yu bëri yoo xamante ne ay kàngam lañu tey jaar nañ foofu la donc njaboot bi ñu ngi ci tiis bu métti jamono ji waaye nag mënaguñu sori ci waxtaan bi li jëm ci wàllu inhumation beeg rob bi yu jëm noonu parce que sànq rek la imamu grande mosquée bi yegg si bu ñuy jël ki nga xam ne moom mooy porte parole bi bëggoon nañ ko tamit laaj kàddoom bëggoon nañ jël réaction mu nañu faw ñu waxtaan seen biir ba pare ndax nee nañ ki nga xam ne moom mooy magu Sidy Lamine Niass di Ahmed Khalifa Niass dafa voyager donc il faut njaboot gi kon waxtaan seen biir ba xam rek luñ koy defaree ba mu rafet Fatim. ñu sant ko gërëm ko foofee itam ca Saalum nañ ko fay jooyee ko ci Ndakaaru noonu itam lañ ko jooyee ci àddina yépp rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kaw gi moom Sidy Lamine Niass da daan def liggéey bu am solo juddu ci atum 1950 ay atam daanaka àggagul juróom-ñaar fukk bu nu juumlee juróom-benn fukk la ak juróom-ñett ay setu pay dellu siwaat na ci nataal bi mu mel ni élément bi noppeegul niñ leen ko waxe woon rek ne Sidy Lamine Niass Sénégal tey ñëpp ko jooy daan ngeen gis reportage yi ci Walfadjri la ko ci gënoon yitteel mooy dugg ci biir réew mi xool askan wi rawatina waa kaw gi la ñu manqué bu dee ndox la bu dee courant wala itam lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram moom Sidy Lamine Niass amoon ligne éditoriale nekkoon nit ku dëggu gëmoon itam li mu daan wax ñu sant ko bu baax a baax Pierre mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Babacar sëñ Babacar. waaw. yaa ngi ci télévision Futur Média édition journal 13h ñuy fàttali d'accord mi ngoog ñu jéggalu bu baax a baax ci njuumte gi mu mel ni Babacar Diouf la ñuy fekki fële ca diwaanub Njaareem bu ñu lafee mbirum Sidy Lamine Niass wax ci leneen mu lu jëm ci garab yi nga xam ne baaxul ak fële ca Touba Belal tribunal bi nga xam ne moom mooy
tribunal bu Njaareem daal dina nag yëkkati ay daan teg ko Bara Sylla tëj ko juróom-ñaari ati kaso waaye itam mu joxe ndàmpaay yu toll ci ñaar ci ay millions Amadou Wuri Diallo itam naka noonu tëdd na juróomi ati kaso waaye itam dina joxe ñaari millions ñaar ak ñaar muy ñeenti millions yooyu waa trésor public lañ koy jox terewul partie civile bi dinañ leen jox ñaari téeméer ci ay millions kii ndàmpaay Babacar Diouf toogal ñu ca Njaareem Babacar Diouf ma bàyyi la nga dellu si waat ci mbir mi. waaw soxna Fatou ni nga ko waxee noonu la Bara Sylla moom am na juróom-ñaari atu kaso yoo xam ne da koy tëdd teg ci ñaari millions yoo xam ne nii ci trésor public la koy joxe 200 millions ñaari téeméer ci ay millions nag da koy jox ñi nga xamante ni mooy partie civile bi muy ordre des pharmaciens ak ñi nga xam ne mooy syndicat des pharmaciens privés du Sénégal lu mel noonu la Amadou Wuri Diallo am moom juróomi atu kaso yoo xam ne da koy tëdd la am ñaari millions ak ñaari téeméeri millions yoo xam ne ni da koy jox li nga xamante ni moo di partie civile bi lii loolu la tribunal bi dogal tey ci ñaar ñoo nga xam ne dañu leen a jàppoon ci liñ doon tuddee garab yu baaxu leen jàppe woon ca Touba Belel ci atum 2018 bi nga xamante ni 2017 la sax foofu lañ ko jàppe woon ñoom nag fi mu nekk nii seen avocat di maître Khassimou Touré nee na lii duñ ko bàyyi parce que dogal bi tribunal bi jël ànduñu ci nag dinañ interjeter appel demaat ci beneen tribunal pour ñu layoo fa li nga xamante ni moo di mbir mi wante ki nga xam ne mooy layool ñi nga xam ne ñoom ñooy ordre des pharmaciens di maître Abdoulaye Babou moom nee na bi nga xamante ni moo di décision bu baax la ndaxte booy xool ci chambre criminelle yi la ñuy jël daan yu toll nii di ko dal ci li nga xamante ni mooy ñii di plaignant ñi nga xam ne ñoom ñooy daal ñoom la ñuy jàpp ci prison loolu daan yu toll nii 5 ans wala 7 ans ci chambre criminelle yi rek lañ koy def mu mel ni tribunal bi dafa jël li nga xamante ni mooy affaire faux médicaments yi def ko crime mais nag moom li muy ñaawlu ba léegi rek moo di ne nii daal war na noo jàpp ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci gannaaw parce que ñaar ñi rek doyut ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi làqatu ci ginnaaw mbir mi war nañ leen xool jàpp leen dëkk ndax li nga xamante moo di jaayu garab bi daal ci Touba mën a dakk soxna Fatou. koy sant bu baax a baax di ko gërëm mu doon àddoo ci diwaanu Njaareem ñu doxantu ca Ndar géej fekki fa jëwriñ bi ñu denk wàllum napp gi xam ngeen ne ni ki démb la fa demoon jébbal njaalub njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall njabootuk juróomi doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ca bël ba amoon ci ayu bés bi ñu génn moom nag jëwriñ bi ñu denk wàllum napp gi dellu si waat na ci pexe yi nga xam ne dañu ko jël ñu ànd ceek Ousseynou Diop ak Habib Seck la ñuy fekk Ndar ak la ko wax. ministre de la pêche Oumar Gueye ànd ak meeru Ndar ak gouverneur bu Ndar ñoo àndoon dem nemmeeku askan wi nga xamante ni seen ay mbokk ñoo laru ci lu jëm ci wàllu bël bi ak itam lii di géej gi mu doon juróomi doomu aadama yoo xamante ni ñoo ci faatu ministre bi nag nee na nguuru Sénégal taxaw na jonn ngir lu jëm ci wàllu jafe-jafe bël bi mu daal di koy saafara. wante ñaari at a ngi ñu ngi def étude bi ndax bël bi dafa am complexité yoo xam ni doo tëb tëb rek attaqué ko naan da ngay songu ak solution étude yi pare na. tënk nañ ko xam nañu xayma li ko war a liggéey diggante 4 ak 5 milliards pour que ñu gasaat ko ba pare def ci ay balisage yoo xam ni muy guddi muy bëccëg gaal yi dinañ xam fi ñuy war a aw bu ñuy dem ak fi ñuy war a aw bu ñuy dellu si. Omar Gueye sax daal say yokk ni lu jëm ci wàllu ko mool yi nañu gën a respecté consignes yi nga xamante ni ñi di waa météo dañ koy joxe ngir ñu bañ a loru ci bël bi. bu météo nee na géej gi yëngatu na ñu toog ba mu dal ñu soog a dem bu ñuy dugg ci brèche bi it ñu def ko ci. en ordre bañ a bousculé wu bañ a njàkkamti bañ a xëccoo ku nekk jàll ak sa wërsëg bi la yàlla may bi nga demee géej ci jàmm ak salaam nga mën a napp dellu si ndax loolu la président bëgg moo tax lu nemp ñu ngi koy def ci gouvernement bi ci ndigalam pour que li nga xam ne mooy jëye yi faral di am fii jëye yooyu war a mën a wàññeeku bu baax a baax en attendant solution yi ñuy teg. Omar Gueye nag ci ndaje bile daal na yëkkati kàddu jëmale ko ci lu jëm ci wàllug bël bi ak li nga xamante ni mooy wàllug géej gi nee na njiitu réew mi taxaw na ngir ñaari jafe-jafe yooyu ñu mën ko faj. aywa Ousseynou Diop bël boobu ca Ndar Aïssatou Sophie Gladima Sy bi moom ka mu ca joxoñ baaraamu tuuma rek nee na daal nguurug président Wade la ndax nee na jamono yam fi nekkee daal daanuñu woon déglu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay scientifique ak i géologue ci mbir mi ba tax na itam bël ba sax dafa gën a yokku tax ci juróomi mètre la jugee dem ba ci juróom ñett ci ay kilomètres ñu teewlu ko kaddu yi mu ngi koy yëkkatee ca pencum ndawi réew ma ba nu koy woteel ab budget bi fay moo ko taataan ànd ci ak Martin. dañ ko xam ne bu mu ko ubbi. mu ne moom benn guddi rek jóge nañ ci 4 mètres dem ci 8 kilomètres.
tey léegi dootul brèche embouchure la mais président Macky Sall ngi def lépp pour tey jàppale population yi xool gis ngeen fa naan ministre de l'hydraulique jaar na fi ministre de la pêche jaar na fi ñu ngi ut ay solution yoo xam ne tey dina mën a jàppale population yi. pêche bi par exemple ñu dafa leen ay balises nga xam ne pirogue yi dinañ xam ban yoon la ñu war a jaar pour éviter suuf si nekk si géej bi parce que ngelaw bi ak ndox mi dafay andi suuf boo xam ne nekk foon donc pêcheurs yi xamuñu yoon yooyu suñu leen ko baliser dina wàññi seen gaal yi këpp itamit yeneen affaire mooy essayer protéger côte bi am na programme boo xam ne jagleel na ko def si ay milliards pour protéger côte bi ak suñu ak yeneen solution yoo xam ne dañ ko waxtaanee ak population waxtaanee ko ak scientifique nga xam ne mooy gën si population ñu des ak Aïssatou Sophie Gladima Sy bi ndax démb itam ca pencum ndawi réew ma lañ ko doon woteel budget ndax moom moo jiite ministère bi ñu dénk wàllum mine ak géologie ay kopparam nag dañ caa teq daanaka lu toll ci juróom fukk ak juróom benn ci ay millions moom jëwriñ ji dellusiwaat na nag ci or bi ak liggéey bi mu ne amut benn lënt Habib Faye Mardieng. 856 000 total du titre 4 576 millions. budget jëwriñ gi ñu dénk wàllum mine ak géologie wàññeeku na ci atum 2019 gi ministre bi lu leer la bëgg ci li ñel wàllum produit yi nga xamante ne moo di pétrole beeg gaz bi. fu mu nekk nii dañu lal waxtaan tàmbali nañ waxtaan bi dem nañu sur le terrain xool nañu wax yëpp ñun am nañ ñu ñan nar a proposé dañuy waxtaan ba juboo am na lu ñu bëgg ñun tam am na lu ñu bëgg suñu d'accord rek ñu signé contrat bi xaw ma lu tax duñ ko def. ne or gi nekk fii ci Sénégal ci jafe-jafe dong la ne moom moo mel ne déedéet te it di dalal xel yi. secteur de l'or nekkul échec ndaxte yaakaar naa ne tey am nañu ñaari société yoo xam ne tey ñetti société yuy produire or donc la nga xam ne moom lañ doon xaar ci production bi yokku na te loolu njëriñu Sénégal la ndaxte taxes yi ñun ñoo koy jëriñu suñu jaay yi tamit am na pourcentage boo xam ne sénégalais ñoo ci jëriñu njëgu or bokkul ak njëgu phosphate du même qualité donc mënuñu ko comparer noonu mais secteur de l'or mi ngi andi lu bari mais secteur phosphate itam mi ngi andi secteur construction itam mi ngi andi ndaxte marbre bi tey suñ ko exploité su neexee yàlla dina andi. te itam teg ci di ñaan ñoom ñi nga xamante ne ñoo teewal askan wi ci pencuk ndawum réew mi ngir rek ñu daganal lii di xaatim contrat yi ñeel wàllum weñ gi ba tax na itam l'état wu Sénégal la mu bëgg rek moo di sanc ay unité de transformation yoo xamante ni it dina tax njëgug weñ gi gën a wàññeeku. ma ne leen signé wuñu dara man dama ko waxee ci conférence de presse ak kayit ñu bind depuis signé wuñu dañu toog di waxtaan bi nag lu bari la lal ak ñeneen ministères yoo xam ne dañuy ñëw toog ñu seet lan liñ nga xam ne ñoo bëgg exploiter fer bi laajte comme conditionnalité léegi suñ ko xoolee saytu ko ba mu pare su fekkee d'accord nañu te ñaan nañu yàlla ñu d'accord parce que ba ñuy wax fer bi dafay yàgg na te duñu lor Sénégalais fa naa ne secteur des mines bokk na ci li nga xam ne tey yóbbu na Sénégal koom-koom bu bari te transparence am na ci bonne gouvernance am na ci lu xaw ma nag lu tax ñuy xaar ba léegi pour di ko lëndëmal. jëwriñ gi tamit fàttali na ndey ji réew bokk moomeel bu Mbambilor carrière yi nga xamante ni te ci gox googee la nekk ci ay loxoom la ne te itam la ko war rek moo di gën ko ceytu bu baax ngir gën a moytandiku yenn l'accident ya fay am. Abi Faye ñu sant la gërëm la wax ci njàng ak njàngale ak lycée Galandou Diouf moom njàng ba taxu koo demee noonu ni ki démb bokk na ca la ko waral nag ñu ne ay liggéey ñu fay amal ba tax na sax gune ya nekk première S ak quatrième dañ leen di yóbbu lycée Nafissatou Niang ñu fay jàngalekat yi na sonn nañu tàyyi nañ ci mbir mi tey itam bu nu sañoon ñu baral ko bu baax ay sëtu pay Gervais Yao. fukki waxtu nag moo jot fii ci lycée Galandou Diouf waxtu bi nag le professeur yi tam ngir débrayer li leen metti te ñu koy ñaxtu mooy ne kenn respecté wul liggéey bi nga xamante ne door nañ ko ci atum 2017 ngir rénover lii di l'école bi. bi ñu demee nag année scolaire daaw bi ubbi travaux yi parewul proviseur bi décidé yóbbu yenn classes yi au niveau de benn école primaire bu nekk beneen côté VDN bi muy Nafissatou donc c'était loolu provisoire la waroon nekk donc tey ñu ngi le 3 décembre 2018 ba tey ñu ngi ci provisoire boobu alors que bâtiment bi finition rek moo ci des te dafay andi problème yu bari ci wàllu sécurité xale yi di traverser VDN bi chaque jour. lu weesu risque yi nga xamante ne élèves yi mën nañ ko jànkonteel ñoom li ñuy wax mooy ne itam ci wàllum heure jàngale yi am na ci ay perte yu rëy ñu yokk ci itam ne infrastructure yi nga xamante ne moom la xale yi di jàngee dafa suuxe. conditions yi ñuy jàngee fële baaxul salle yi tàng nañu amuñu électricité yenn yi amuñu benn matériel pour def ay manipulation donc même seen niveau dafa baissé. te nag
faaw ñu def nii ngir ñu déglu leen te seen plan d'action taxawal nañ ko bu baax. jumtuwaay yi ñuy laaj teguñu ko dara newul ci yoon dana jafe njàng mi mën a wéy su ko defee may nañ leen ba vacances su Noël yi bu jeexee bu ñu dellu see vacances yi bu fekkee ni defuñu dara dinañu xool i pexe yi ñuy mën a def ngir ñu mën ñoo gën a déglu ndaxte mënuñu wéy di liggéey ci bërëb yi mel ni yi nga xam ne amul jumtuwaay ñu soxla dara matut su ko defee ñu bëgg am résultat yu baax mënta ne. heure débrayage yi nag li ñu xamal mooy ne dinañ ko wëyal tant que autorité yi yëngatuwuñu te it am nañu yeneen i plan d'action yoo xamante ne nar nañ ko tëral ngir rek seen bëgg-bëgg ñu def ko. Aïssatou Paye jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng ak njàngale di dalal xel yi moom Serigne Mbaye Thiam ne lycée Galandou Diouf liggéey boobee daal li tax mu yeex ña ñu ko joxoon ñu koy def ñoo ca amul taxawaay ba war mu ne nag jamono ji ña ngay defi pexe xool naka la ñuy def ba jox ko keneen mu gaawal ko ba mbir ma yemb kàddu yi mu ngi ko yëkkati démb ca pencu ndawi réew ma ci teewaayu Mame Birame Diouf. ci vacances su daaw yi commencé woon nañu liggéey ba école bi muy tijji bés boobu am na at ci ginnaaw. foofu demoon naa fa ñoom ñu ne liggéey bi pare na ci loolu ñuy def waaye nag xam nga suñu réew dafa am code ak décret buy organiser marché public su fekkee ne jël nga entreprise bi défaillant li ñuy wax défaillant liggéey bi waru koo def ni mu ko war a defee procédure bi pour nga nangu marché boobu dafa amaat yoon booy aw soo ko nangoo ba pare il faut nga defaat beneen appel d'offre donc loolu. ñoom li ñu war a jàpp mooy ne gouvernement bi li mu diggee woon mi ngi ko doon def waaye nag su amee ay jafe-jafe yoo xam ne yi procédure marché moo ñu ko teg yoon teg fu ñuy aw mënuñoo jalgati loolu te il faut nga def ko ci loo xam ne lii pour résilier marché bi lancer waat appel d'offre defaat ko il faut que comme ñu xaar. ñu des ba tey ci njàngale ak daara yu kawe yi xam ngeen ni itam tey njàng mi dafa tagga témbe grève bi SAES sumb démb la ak tey ji ñoom nag dellu si nañ ci jafe-jafe yi ñuy dund Alioune Deme moom nee na tey ji sax daañu tase ak taskatu xibaar yi dellu siwaat na ci grève bi ci ñetti poñ. bu si jiitu bi mooy université yi léegi muy Thiès muy Ziguinchor agent comptable yi dañu commencé liggéey te seen liggéey léegi dañ dem ba dafa ñoo faaleetuñu recteurs yi alors que recteurs yi ñoo nekk ci kaw mais agent comptable yi comme que souvent ministère de l'économie et des finances ñoo leen fi indi donc dafa ñoom dañ bëgg woon nekk ñoom lu ñu def ñoo koy def yoonu recteur nekku si et université yi dafa am ñetti autonomie administrative autonomie académique ak benn autonomie nag mooy autonomie juridique. donc agent comptable su nekkee ne waaw yorin bi waaw mu ngoog gestion bi mais su nekkee agent comptable dafa ne amul benn compte bu mu rendre recteur bi ñaare bi mooy nu ñu ko waxatee affaire kii visa yi donc surtout visa français ren suñu collègues yi dañ see sonn lool pour am seeni visa am na ñu bëri ñoo xam ne sax dañ mujjee fomm. troisième bi mooy fonds de solidarité sociale bi. waxtaan am na bon waxtaan naag suma mag en fait suñu njiit muy EG national bon xam naa li ñu waxtaan ak yëpp vraiment dinañ si waxtaan foog naa ñoom ak yéen suba incha allah. tey ci daara yu kawe yi ak faculté de médecine ba ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom nag mi ngi màggal téeméeri at ñu samp ko muy def liggéey ndongo yi nga xam ne nag dañoo jaar université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di wéyal seenu liggéey la ñu bëgg rek mooy fexe ba ami koppar université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru boobee bokk ci université wala boog delluwaat ca fa mu nekkoon ki nga xam ne nag mooy Elimane jëwriñ ji teewaloon ca ndaje ma njiitu réew bu Sénégal fàttaliwaat na taxawaayu président Macky Sall ne faculté médecine lu ko ñor la Alhassane Ba ak Jafara. ab fàttaliku wante itam ab njàngat ñi nga xamante nag jot nañ fi jaar ñoo dellu si fii ci université Cheikh Anta Diop ab engagement nag la ñu def jëmale ko nag ci bërëb bi ngir fexe nag ba temple du savoir comme nuñ koy woowee nooy waat beneen yoon.
université bi gannaaw bi mu amee kon benn siècle nga xamante ni doon na tey jàpp patrimoine africain war na nag kon taxawaat bu baax a baax rek ngir mën a bokk ci université yu njëkk ci àdduna bi loolee pour mu am faaw ñu boole kon suñuy doole ñun ñëpp ngir tegaat ko ci yoon de toutes les énergies. cérémonie officielle Homecoming 2018 bi ñu couplé kook màggal ji ñuy màggal centenaire faculté médecine pharmacie ak odontostomatologie mu di manifestation bi nga xamante ni dana tax nag spécialiste yi ak gëstukat yi yiraat beneen yoon liggéey bi nga xamante ni faculté bi def na ko boobu ba léegi. l'opportunité de. Soleil xoolaat kon ni jàngale biomédical ni ñu ko amalee kon ni ki ci école médecine bu Ndakaaru boobu ba léegi loolee nag kon mooy Soleil colloque si tey moo ne may nag faculté médecine pharmacie odontostomatologie nekk ci biir waxtaan wi pour ñu mën a xayma rek yenn solution kon la ñuy jël ci contexte bi ñu toll ci fii àdduna bi rek ngir kon mën a jàkkaarloo ko enjeu yi ngir teg santé publique bi ci yoon. de la santé publique. tey jii kon dañoo war a encourager lépp li nga xamante ni moo di faculté médecine ngir mu amal ay partenariat ak yenn ci établissement privé yi ngir ñu amal nag kon ab pôle bu am solo di pôle excellence loolee rek dana mën a nag garantir li nga xamante ni moo di mboole mu jongante ci wàllu formation. des services médicaux de qualité. ginnaaw discours yi ñu dem yëri exposition yi mu di occasion gëstuwaat histoire université Cheikh Anta Diop fondation UCAD di wéyal dajale gi muy dajale koppar yi njiit réew mi sax ci boppam xamle na jare ko ci représentant bi di njiitalu gouvernement bi mu ngi xaarandi conclusion ndaje mi nga xamante ni juróomi fan ci weeru décembre lay jeex ngir nag mu fexe ba ñu doxal ko. Alassane Ba ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy ndaje mañ doon tabbee njiitu réew bu Sénégal mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci assiette yi ñu génn dañ faa nemmeeku woon nag teewaayu njiitu réew Gambie Mauritanie Libéria ak ñeneen loolu nag am na ñenn ñoo xam ne nee ñu mbir mi daal neexu leen benn yoon bokk na ca jiite coalition fippu ne ñoom du mbir moo xam ne day na soxal wala itam seen yoon da caane Boubacar Camara kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci banlieue bu Ndakaaru ci am ndaje ci teewaayu Salif Sow la woon ak Asmalik Diop. ñaareelu mandat sénégalais yi ñoo koy joxe kon nag ku ci wax rek da nga war a laaj sénégalais yi te comme moom bokku ci duñu waxam duñ ko jël jox ko solo lool moom xam na ne daf fiy jóge bu élection yi jaaree yoon mu ne léegi nag naa yàq élection yi daal di dugal ay kartam am ñu mu téye seen carte kenn mosu ko gis Sénégal bureau de vote yi moom mooy seet fu ñuy def bureau ak fu ñu dul def bureau ñaari weer moo des campagne bi ubbi benn opposant amul fichier mu ñëw ne def système parrainage te dama leen laaj ay nit 0,8 wala 1% du fichier te joxewul fichier bi de xamoo sax fu électeurs yi nekk yow yaay tàndale rek pour seeti leen te bu ko neexee mu jël ay doublon dugal pour yàq fichier moom moo ko def ñeenteel bi mu ne ministre de l'intérieur nga xam ne partem la bokk nga xam ne mooy transférer électeurs yi fu ko neex service am ñooy éditer carte yi service am ñooy yore fichier bi moom nee na objectif am mooy Macky Sall jàll deuxième tour premier tour kooku lañ jël ne ko yaay organiser élection loolu mooy Sénégal tey loolu nag ñun suñu devoir mooy ñu expliquer ko Sénégalais. mu ngoog mu nekkoon kaddu yi mu doon yëkkati ci banlieue bu Ndakaaru waaye itam la mu doon wax du lu aju rek ci wàllum ingérence bu mu nemmeeku woon waaye nag lu jëm ci wàllum système parrainage ak itam taxawaay bi nga xam ne dañ koo taxaw mu jàpp ne ñi fara ci kujje gi dañ leen a néewal doole rawatina lu jëm ci wàllum fichier bi. ñu wax ci leneen Soham Wardini moo jiite mairie bu Ndakaaru gannaaw nag ba mu toogee ca bopp moomeel ba ñetti weer a ngi ni def na taxaw seetlu indi ay coppite Bamba Fall la ñu tabbu mu nekk premier adjoint au maire Woré Diaw ñu moo topp ci Bamba Fall ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk foofee ca mairie bu ville bu Ndakaaru li ñu nemmee ko rek ne ñu nguur gi daal daf leen a xaw a naj ci lu jëm ci wàllum koppar yi ñu ngi koy ñaan nag mu delloo siwaat xelam bu baax a baax Cheikh Hassane Fall Modou Diop. mairie Ndakaaru moo ngi continué ci defaruwaat ginnaaw ba ñu fi yëkkatee Khalifa Sall ñu daje woon ci ab conseil municipal ngir tabb premier ak second adjoint au maire yoo xam ne jox nañ ko respectivement Bamba Fall ak Woré Diaw ñaari élu yoo xam ne xam nañ bu baax lan mooy seen wareef. lii du mbégte gu ñuy fecc wala gu ñuy tàccu lii pour man charge la boo xam ne boo tëddee sax waroo nelaw fi Ndakaaru toll ci ay jafe-jafe ak ci ay coono donc du moment boo xam ni moment de bonheur la boo xam ne dañ koy féetee. waaye nag maa ngi wax ne mission bi du yombul depuis 2014
te du yomb waaye xam nañu nag li ñuy xaar parce que depuis 2009 ñun ñu ngi ci mairie bi. kopparub Dakar dafa mel ne dañ koo tànc def ko benn boor ba ñoom mënuñ ci jot lii mooy sentiment bu élus locaux yi la am. impôt yooyu nga xam ne dañ koo dagg Dakar téye ko naan kon dataan la nekk selek yooyu naan dañuy xool commune ñu lañ ko jox wala ville yaakaar naa ne loolu prétexte rek pour rey Ndakaaru ci ay recette am te Ndakaaru dee na ba noppi ndax boobu ba léegi ay avance de trésorerie la ñuy fonctionner te du yoon bu ñu xool ne équipe bi fi Khalifa bàyyi bu defee résultat dinañ ne Khalifa amoon na vision loolu bu mu warul nekk prétexte ba ñu bëgg a asphyxier recette u Dakar yi. impôt yu bari yoo xam ne waroon nañu duggul wax nañu ne Ndakaaru xat na ci ay jafe-jafe. waaye jafe-jafe koom-koom yi lu mu mën ci metti waa ville de Dakar ñoom ñoo ngi wax ne dinañ def lépp lu ñu mën ngir honorer seeni engagement. xaw na jafe ci ñun parce que ñëpp xam nañ ne dañu am ay problème mu trésorerie looloo tax li ñu bëggoon def yëpp mënuñ koo def waaye am nañ matériel boo xam ne mi ngi des ci magasin ville de Dakar yi danañ commencé installer ko xam nga ne place de l'Indépendance am nañ partenaire bu ko décorer ba pare waaye li ci des li ñu fi amas néew danañ décorer grande artère yi mooy mbedd yu mag yi. jàppal ne Khalifa ngi fi ba tey te fu mu tegoon bëtam fa lañ koy teg te la mu nasoon ak Dakar waaye dinañ xar suñu tànk tubéy yeggale koog moom. tàggat yaram dañuy jubali ca Mali ak waa génération foot mi noppi ngir qualifié foofee ca Mali mu aju nag ñaareelu tuuru coupe CAF gone yi Déni Biram Ndaw yi nag di fàttali ne am na ñaar ci ñoom ay titulaire lañ nekk itam milieu de terrain am nañu ay jafe-jafe waaye nag nee ñu daal mbir moomee du tax ñu day tax ñu gën a liggéey xar seen tànk tubéy ba am qualification boobu ñu teewal foofee ca Ndar di Cheikh Tidiane Diaw. jongante bu métti di xaar génération foot ci digganteem ak Joliba vice champion Sénégal yi fas yéene def seen kéem kattan ngir qualifié ci ñaareelu tour coupe CAF. état d'esprit bi baax na parce que tey soo xoolee entre dernière séance bi ñëpp pare nañ pour loolu te conscientiser nañ leen ci xam ni équipe bi match bi moom match la boo xam ni il faut ñu jëlee fi qualification bi mais état d'esprit joueur yi moom ça est au top. parce que ñoom ñëpp ils sont prêts pour aller à la bataille. même si demain si mon père est sur le terrain qui joue. match bi mënul yomb Malien la waaye mbiru football la du affaire famille daañu def nag suñu kéem kattan ngir am ndam. c'est l'affaire de football on est là pour gagner on fera tout notre possible pour remporter cette match. ci jongante retour bi génération foot dina football sans ñaar ci ay titulaire am ci milieu de terrain bi muy Jean-Louis Barthélémy Diouf ak Papis Erasme Badiane waaye staff technique bi nii am nañu lu ko wutu. bon équipe bi du ko xaw a sooxal parce que équipe yi joueurs yëpp fii génération foot joueurs yëpp benn la ñëpp a yam talent ku ci feebar yàlla dafa dogal ñoom ñu feebar am na ñeneen ñoo xam ni mën nañ leen fay remplacer kon di ci sooxal lu bari du loo xam ni dafa jaaxal ñeneen ñi motivation la pour ñoom ñëpp parce que dañ leen di liggéeyal aussi dañ leen di liggéeyal ndax dañ leen a bàyyi kër ga kon ñoom il faut que ñu représenter dignement population sénégalaise bi représenter seen xarit yi ñu bàyyi kër ga. Joliba génération foot nara daje ci talaata di su ñeenti waxtu jotee xëccoo bi nara tar lool ci ñaari équipe yi. jéggalu ci njuumte gi Cheikh Tidiane Diawo addoowul ca ndax déedéet ca Bamako lay addoo ak gune yi Déni Biram Ndaw yi ñu wax ba tey tàggat yaram ak ballon d'or africain bi ñuy amal xew-xew bi fii ci Sénégal comité d'organisation bi nag mu ne dinañ ko taxawal fii ak ay bés bi ñu dëgmal juróom-ñetti fan lay doon ci weeru décembre bi ñu nekk loole nag ki ko xamle di jëwriñ bi ñu denk wàllum tàggat yaram ca pencum ndawi réew ma la ko xamle ci teewaayu Papa Abdoulaye Deex ñu teewlu Matar Ba. janvier bii di ñëw Sénégal day dalal lu am solo nga xam ne pays africains yi ci pays francophone yi amu fi woon donc Nigéria rek lañ ko doon defee muy joxe ballon d'or africain président Macky Sall nangu ko jël CAF demandé ko mu jël ko ñu war koo defee ca centre international Abdou Diouf. moment bu am solo la nag ci wàllu tàggat yaram ci wàllu diplomatie ci wàllu tourisme ci wàllu économie ñuy ñaan rek ci conférence de presse bi di ñëw ñu war koo def le 8 nga xamante dina des weer ñu déclencher top chrono bi dinañu wax liñ ci war a def yëpp ak programme bi ni muy tëddee waaye li ñuy ñaanal suñu ndaw ñi nga xamante ne nominé nañ leen muy ñoom Sadio Mané ñuy Kalidou ak ñoom Aliou Cissé ak ñeneen ñi ñuy toll na ci juróom suma juumul dañ leen di ñaanal rek ñu jël ndam li ñu nekk les meilleurs ci Afrique loolu dana tax fête bi gën a neex. fekk nañ ci ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéen kaay la ak Mamadou Mouhamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf parti unité ak rassemblement du PUR njiitam moom la l'observateur xëy dalal professeur El Hadji Issa Sall ma ngay waxtaan ak gaay ci page 3 bu yéenekaay bi nee na amul benn jafe-jafe mbay xaar ma yàlla bu am diggam ak Serigne Moustapha Sy ñoo ngi diisoo bu baax a baax di liggéey ci ni mu waree Issa Sall ne guddi yi ñu toll moom mooy candidat officiel bu parti bi di PUR ci wote présidentielle 2019 yi mu teg ci tegal waa L'Obs li mu teg ne bu ko kujjeg politique gi tegee danañu mën a tegaat Macky Sall ci bandam jàpp na ne opposition bi dañoo war a booloo tànn ñett wala ñeenti candidat yu dëgër ngir mën a yóbbu Macky Sall deuxième tour retour à la dure réalité loolee la journal enquête xëy bind ci xëtam mu njëkk président Macky Sall ko gàngooram lay waxal yéenekaay bi dañu ginnaaw ndajem investiture mu rëy ma ñu defoon keroog samedi léegi nag fot taxul mbaam tàggoo ki noppam ñaxtu yaa ngi ne kuru ci réew mi liggéeykat yi ci wàllu justice bi ñi ci wàllu paj mi jàngalekat yi ci njàngale mu kawe mi foo ca dem gaa ñaa ngay xultoo ko ñaxtu la Sénégal nañu syndicalistes yi ci réew mi ñoo daralee dar nguurug Sénégal may ñu gouvernement bi fu mu yekk ak nakam ñaxtu yeeg xultu yeeg njàmbat yi mel ni tulleeg màll ci réew mi di jollee fu nekk coow laa ngi ne cobbay ci réew mi la tribune nañu li ñëppi mbambo moo di teew ga Alassane Dramane Ouattara njiit réewum Côte d'Ivoire ak Mohamed Ould Abdel Aziz njiit réewum Mauritanie te woon ca ndajem investiture bu Macky Sall ak jël kàddu ga ñu fa jël kàddu jëf jooje waa Front Patriotique Défense République bind nañu ab lettre ouverte di ko ca ñaawlu ndawi sénégalais ci Abidjan doon manifester ngir ñaawlu lu ni mel nga ñëw fii ci réew mi waa APR di parti Macky Sall bi ak waa Benno Bokk Yaakaar di ko rafetlu coalition Benno Bokk Yaakaar ak li ko tax a gudd fan Vox Populi xëy na di ko jàngat ubbil yéenekaay bi 2012 gi ñu ko taxawale woon ci diggante ñaari tour yi mu di premier tour ak deuxième tour ba ci 2019 gi ñu tànnaatee Macky Sall def ko seen candidat lépp Vox Populi mi ngi koy waxtaane ba sax xamal ñu ne li tax coalition bii di Benno Bokk Yaakaar di dox boobu ba léegi xaddamu ci liggéey bu rëy bi secrétariat exécutif permanent bu coalition bi di liggéey ci njiital ministre Mor Ngom Cheikh Sarr Zahra Iyane Thiam ak Ibrahima Sène bokk na ci Serigne Mbaye Thiam ministre éducation ma nga woon démb ca kanamu député ñu ko doon nattal bitsem source waa nañu waaye sonn na fa lool député opposition bi ñoo ko doon saax-saaxe bokk na ci Mamadou Diop Decroix mi ko fa ne budget bi ñu natt ngir sa ministère néew na lool waaye loolee li muy firndeel moo di amoo gis-gis bu sori amoo gis-gis bu yaatu ci njàng mi ñu la dénk honorable député Cheikh Bamba Dièye ne ko mënee su ta wax njàng mu baax ci réew moo xam ne lu ëpp juróom-benn junni abri provisoire am na fi les économies ba ko député yi di wax waxi abri provisoire yi am ci réew mi Serigne Mbaye Thiam Abdoulaye Wade la ko sippi nee na député yi Abdoulaye Wade nekk na fi ba jóge fi li mu fi def ci mbaar ak i abri provisoire tabaxu ko fi ci ay école l'observateur nañu demuk Serigne Mbaye Thiam ci assemblée nationale syndicaliste bi di Dame Mbodj daj na fa dëgg tuuti ko noon ñu muuraake ko ci assemblée nationale ne Serigne Mbaye Thiam dafa wax mu weddi ko waaye dootu ko defati les économies député Mame Bounama Sall ak député Yaya Diallo ñoo ko fitnaal ci óolu assemblée nationale Vox Populi nañu Aïssatou Sophie Gladima Siby ministre mii nag géologie moom it yibbeeku na ci kaw Abdoulaye Wade ba xolam sedd bël ba ca Ndar ak bakkan ya fay rot ci accident ñoo ngi wax lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti doomi aadama yu ca faatu député yi ba ñu koy laaj lu mu ci xam ak lu mu ci nar dana lii lépp Abdoulaye Wade ko waral ne bu déglu woon géologue yi ak li ñu ko doon wax kon du ñu yegsi fii ñu yegsi léegi ci wàllu tàggat yaram stade yéen kay nee nañu doomu Croatie bii di Luka Modric jël na ballon d'or FIFA 2018 record yéen kay nañu def na ko Cristiano Ronaldo ak Antoine Griezmann ne ñoom ñett ñoo ko doon xëccoo Luka Modric jël ko nañu jëlaat l'observateur xooli fa xibaar bu yéeme te doy waar benn courtier moo fa jël benn kër luye ko fukki nit ak juróom-ñett. mu ngoog Mamadou Hamed Ndiaye ñu koy sant bu baax di ko gërëm yegsi nañ itam ci nataal bi Sidi Lamine Niass moom moo xëy wàcc liggéey nataal bi kay satu fay. Sidi Lamine Niass mi ngi juddu fukki fan ak juróom ci weeru août ci Kaolack waajuram bu góor tuddoon El Hadj Mohamed Niass di doom si El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xamante ne sos na tarixa Niassène. Sidi Lamine Niass nag génn àdduna tey ñeenti fan ci weeru décembre dundam gi lépp nag mu jagleel ko xeex ngir néew ñu doole yi nga xamante ne amuñu kàddu ñu am fan la ñu mën a tiis seen ay soxla jàngalekatu arab la woon ca atum 1970 ngir nag yokki xam-xamam mu demoon sa université Al Azhar bu Caire jàngiwaat ngir rek gën a taxawal diine l'islam yokk na si itam njàngum communication sociale xëy na sax loolu la ko gën a xeex ci politique gën a taxawal diine l'islam yokk na si itam njàngum communication sociale xëy na sax loolu la ko gën a xeex ci politique ndax taxawaayam nag ngir liberté de presse ak liberté de pensée dëgëroon na bu baax
ñu fàttaliku nag taxawaayam itam ci jamonoy crise année 1968 yi moom nag mi nga xamante ne moo doon rak ci Ahmed Khalifa Niass xeexoon na bu baax niñ ko waxee woon ngir liberté loolu sax moo tax ca jamonoy Senghor ñu tëjoon ko ci kaso gi mu jege woon itam dëkku arab yi bu baax a baax yàgg itam xeex ngir rek suñu relation ak réewum arab yi nekk relation bu dëgër mu yàgg xeex itam ngir askanu Palestine moom seen bopp génn ci nooteel bi nga xamante ne yàgg nañ leen ko noot ci année 1980 yi nag si la tàmbale sos li ñuy wax Walfadjri bi nga xamante ne ca ndorteel ga bimensuel la woon ca lañ ci toftal nag muy dem di dem Walfadjri nekk hebdomadaire rajo bi topp si télé bi topp si site internet itam topp si ci atum 2000 nag mu participé bu baax ci alternance 2000 bi mu taxaw ci wàllum nag démocratie bu baax a baax waaye faaw nag ñu taxaw ci li nga xamante ne moo doon groupe de presse bi nga xamante ne ay kàngam yu bëri jaar nañ fa mu nekkoon nag benn groupe de presse bu amoon benn ligne éditoriale boo xamante ne mën nañu wax sax ne censure amatu fa woon ngir rek bàyyi askanu Sénégal ñu am baat participer si li ñuy wax vie politique fii si Sénégal nekkoon na naam patron de presse waaye nag faaw ñu taxaw ci doomu daara bi faaw ñu taxaw ci nitu diine gi mu nekk kon ndaxte Sidi Lamine Niass jot na bind itam ay téere yu bëri ci wàllum diine ci wàllum politique Sidi Lamine Niass nag nelaw na tey bàyyi ay jirim yu bëri ci wàllu gune surtout nag ci groupe de presse bi nga xamante ne mooy Walfadjri te mu sosoon ko ñu koy jaal ñëpp. tu pay moom Sidi Lamine Niass yàlla na yeewoo jannatul firdawsi di ko ñaanalaat encore une fois borom bi jéggal ko bépp bàkkaar ak bépp rëcc-rëcc atum 1950 la gane àddina 2018 la wuy ci boromam télévision Futurs Médias dina ci dellu siwaat ci yeneen jataay di leen ñaanal kenn jàmm di ko sàkku ci yéen